jërëjëf 3FPT mooy fonds de financement de la formation professionnelle et technique nekk ci ministère de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisanat bi monsieur Mamadou Talla jiite suñu liggéey mooy financer formation président de la république Macky Sall bi mu ñëwee ci bopp nguur gi dafa jàpp ne wàllu xëyu ndaw mi jafe-jafe la mais ci Sénégal ak ci Afrique li ci ëpp ndaw ñi suñu amul xëy c'est parce que dañu amul métier ñii dinañ jàng ba dem université ñii duñ jàng ñii dinañ teel a dugg ci école bi génn waaye du ñu am qualification professionnelle du ñu am métier li tubaab bi wax employabilité pour que nit ki mun a am métier boo xam ni dina mën a liggéeyal boppam wala mu dem liggéey ci entreprise loolu moo tax président de la République taxawal fonds de financement de la formation professionnelle et technique ci ñu gën ko xam ci 3FPT ci 2014 ci at bi nga xam ni ñaari at daanaka bi mu ñëwee ci biir ci bi mu ñëwee jël nguur gi comme ni mu waxee suñu mission kon mooy financer formation tey ci Sénégal à travers le 3FPT am na ay nit ñoo xam ni bëgg nañu tey defi formation professionnelle bëgg nañ dem jàngi métier état bi fayal leen seen formation boobu. loolu lu concret la lu nit mën a teg loxoom tey ci Sénégal lu ëpp fukki junni xale ñi ngi jàngi formation professionnelle de Dakar à Ziguinchor de Saint-Louis à Ziguinchor de Dakar à Bakel ay xale yoo xam ne ñi ngi dem jàngi tey métier te état moo leen di fayal loolu nag nekk une révolution parce que du rek xale yi lay dimbale mais waajur yi nga xam ne ñoo am seen doom bëggoon ñu jàngi formation professionnelle mu xaw a cher ci ñoom mënuñu ko fay ñooñu la ministère de la formation professionnelle état du Sénégal di fayal seen formation professionnelle loolu bokk na ci mission yi nga xam ni sas nañ ñu ko ñun 3FPT beneen mission bi mooy ñi nga xam ne nii ñi ngi liggéey ci entreprise yi parce que ci biir PSE président dafa wax transformation structurelle de l'économie entreprise yi am ci solo donc loolu moo tax ñu ne ñun dañuy financer ñu sas ñuy financer ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ci entreprise yi ak organisation professionnelle su ma waxee organisation professionnelle nag mën na nekk GIE groupement de femmes particulièrement ak ay association ak ñu mel ne ay chambre de métier ak les entreprises yi nga xam ne ñu ngi ci biir Sénégal loolu mooy ñi nga xam ne ñoo fay liggéey ñu former leen yokk seen xalaat yokk seen xam-xam ba entreprise bi gën a jëm ci kanam ba nga xam ne bu ëllëgee dina mën a yokku mais aussi dina mën a recruter ay ndaw beneen bi président dafa seetlu ne ci biir secteur éducation budget bi ñu def ci éducation bari na trop waaye li ci néew mooy dem ci formation professionnelle bi ñu ko seet ko sax lu yées téeméer boo jël ñeent yi ñooy dem ci xaalis bi mooy dem ci formation professionnelle waaw président ne nag soo bëggee tabax réew mu émergent il faut que centre de formation yi bari mais il faut que centre de formation am ay moyens pour mën a gën a former ay xale yu gën a bari donc bokk na ci suñu mission ñun centre de formation yooyu ñu sas leen ñu def ay projet de formation ci fi ñu nekk centre bi nga xam ne moo nekk Bakel mu ne man kat fii ci Bakel suñu économie soxla na ay ndaw yu am métier plomberie centre bi def projet pour ñëw fii ñu financer ko pour mu former ndaw yooyu loolu lu yees la loo xam ni daanaka amul ci dëkk yu bari Sénégal tey moo tàmbalee loolu moo tax réew yu bari bëgg a ñëw fii xool naka lañ koy defee loolu yëpp nag suñ ko mënee c'est parce que président de la République gannaaw bi mu taxawalee outil bi daf ci def ay moyens financiers yu am solo xam nga entreprise yi dañuy fay li ñu tuddee taxe ñu tuddee ko CFCE mu nekkoon xaalis bu takku nga xam ne état dañ koy jël def ko ci gafakaam président de la République moo ñëw décider ne xaalis boobu daf koy delloo formation professionnelle te li ci ëpp di jaar ci financement ndaw ñi particulièrement donc loolu aussi révolution la boo xam ne nii dëkk yu bari ñu ngi koy roy ci Sénégal pour que taxe bi nga jël xaalis bi yëpp nga delloo ko formation professionnelle ba Sénégal nekk Sénégal ba léegi téeméer boo jël juróomi rek lañ daan jox formation professionnelle ci taxe boobu te bi ñu ko xaymaa ci Sénégal taxe boobu daanaka jege na ñaar fukki milliards donc suñu mënee li ñuy def jël lu ëpp fukki junni ndaw di leen former jox leen ay métiers financer ay centres de formation financer ay liggéeykat yoo xam ne ñi ngi ci entreprise yi wala ci organisation professionnelle c'est parce que dafa am benn nit boo xam ne nii moo am vision bi mu tuddee ko président de la République ci biir plan Sénégal émergent teg ko ci loxo beneen nit boo xam moo koy doxal mooy ministre de la formation professionnelle pour que ñu mën a def li ñu def donc comme ni ma ko waxee souvent fu ma dem ci Sénégal ñu ne ñu ngi leen di sant
ci li ngeen ñu gunge li ngeen defal suñu doom yi li ngeen defal suñu jarbaat yi ma leen cant gi ak ngërëm gi président de la république moo ko yeyoo topp ci ak ministre de la formation professionnelle Mamadou Talla. Bon, en fait tey jii comme par exemple en tant que jeune ku bëgg bokk ci formation bi nooy def soit dafa am des critères wala parce que aussi intéressant na te laaj na aussi ñun jeunes yi ñu xam parce que tey ñu bëri xamuñu. Alors ñu bëri xamuñu moo tax ñuy def ay série de communication pour ndaw ñi xam lu yomb la soo nekkee ndaw bugg a def formation professionnelle da ngay indi sa projet da ngay ñëw fii ci fond bi wala nga dem ci région yi parce que am nañ ay antenne léegi ci biir région yi fu mel ne que Ndar fu mel ne que Diourbel fu mel ne que Tambacounda fu mel ne que Ziguinchor am nañ fa ay bureau ndaw bu bëgg a def formation professionnelle da ngay ñëw foofu ne yow bind demande ne dama bëgg a def formation nangam ci centre nangam lay jar man su ma bëggee def tey formation ci wàllu santé infirmier d'état damay dem ci école bi nga xam ni ñooy def forme infirmier d'état man leen dama fa bëgg a def formation bu ñu ma ko nangulee ñu bindal ma certificat d'acceptation bu ñu ma ko nangulee ñu defal ma facture proforma wax ma ne nangam lay jar loolu ngay boole nag def sa demande manuscrite ñëw fii ci fond bi wala ci antenne yi fi ñu nekk ci région yi déposer ko am na comité boo xam ni moo koy saytu xool ko pour jox la sa bu ñu la financé nag duñ la jox xaalis bi dañuy joxe da nga indi kayit ne école sàngam nga bëgg a jànge ji école boobu ne la million la formation bi di jar ci ñetti at boo indee kayit googu fii wane ne école bi nangu na laa jël wane ne école bi million lay fayeeku bu ñu ko accepté ñun dañuy fay école bi 90%. parce que tamit dañuy bañ a fay 100% mu nekk le gratuit loo xam ni xale yi dañ koy foyee mais dañuy wax téeméer boo jël nga indi fukk pour wane ne yow mi kat li ngay def yitteel na la bu ñu ko nangoo bu ñu fond bi décidé di financer la école bi la ñuy bind kayit ne ko d'accord nañ financer kat monsieur Diop bi mais fay bi yow lañ koy yónnee donc noonu lay doxee. Bon, depuis que ñu créé ko ba léegi yeneen ci ñaata ndaw yi ñu jot a formé. waaw wax naa léegi que ci ndaw ñi ñi ngi ci fukki junni ak juróom-ñaari téeméer 10 700 jeunes à travers tout le Sénégal tey plus-value bi maanaam yokkute bi nga xam ni loolu la finance boobu indi da ngay dem ay dëkk yu sori yoo xam ne amuloon école de formation professionnelle tey privé yi dem ci dëkk yooyu ubbi fa école te école yooyu ñi ngi dund daanaka li ci ëpp ndax 3FPT boo demee dëkk bu mel ni Sédhiou boo demee dëkk bu mel ne Tambacounda boo demee dëkk bu mel ni Kédougou dëkk yooyu bariwul woon ay structure de formation yu fa doon dem parce que koom-koom bi demewul noonu ba xale yi mën a fay formation boobu donc tey école yooyu ñi ngi dem ubbi foofu ma leen ci féliciter ñoom en tant que privé mais dana tax na tey aussi boo fa demee ci dëkk yooyu boo gisee xëyee gis xale yi dem di jàngi formation professionnelle waaw danañ leen suivre mais ñun bokkagul ci suñu mission ñu toppatoo wàllu insertion waaye formation yi nga xam ni moom la ñuy financer ñun day nekk ay formation yoo xam ni am na ay potentialité d'insertion pour ndaw ñi parce que ndaw boo xam ne da nga ñëw nañ da nga bëgg a def banque finance xam loolu bari na ay ndaw yoo xam ni am nañ métier boobu tey te amaguñu liggéey mais ndaw yoo xam ne dañoo ñëw nañu dañoo bëgg a jàngi wàllu mbay wàllu napp wàllu càmm ñooñu ñoom en priorité ñooñu la ñuy jël parce que jàpp nañ ne foofu moo am ay potentialité d'insertion ndaw yi nga xam ne dañuy bëgg a jàng ci métier yu yees yi ci wàllu technologie de l'information et de la communication ñooñu tamit ñooñu la ñuy jël en priorité parce que yooyu moo am ay potentialité d'insertion mais mieux wax naa leen loolu ci ndaw ñi la mais centre de formation professionnelle yi nga xam ni dañuy am projet de formation pour ndaw ñi dañ leen di wax seen projet pour ñu natt ko ñun il faut mu am dimension insertion ñu ngi ko tuddee sax ñun projet formation insertion maanaam man su ma nekkee centre nekk Bakel ne damaa bëgg a former xale yi ci plomberie damay wax ne su ma former fukki xale wala ñaar fukki xale fii ci Bakel parce que war nañ mën a am liggéey fii ak fii wala ñu ubbi seen liggéey boobu potentialité d'insertion yooyu dafa bokk ci éléments yi nga xam ni ci la ñuy natte projet bi pour mun ko financer. wala war naa mun a wax ne dëkk yu bari ci Afrique am nañ fonds bu mel nii président de la République Macky Sall bi muy ñëw dafa amoon fonds bu ñu tuddee woon FONDEF moom la fi fekk mais fonds boobu daanaka 300 wala 500 millions la daan am ci budget te fonds boobu ñi daan liggéey ci entreprise rek la daan former président de la République moo am xalaat soppi ko def ko fonds boo xam ne nii non seulement dina def loolu
waaye dina topp ndaw ñi parce que comme ni ma waxee tey problématique am liggéey ci ndaw ñi loolu la bëgg a saafara ci biir plan Sénégal émergent ci axe 2 renforcement du capital humain loolu moo tax mu yokk ci mission yi ma wax léegi topp ndaw ñi topp centre de formation yi pour financer leen suñu objectif mooy ñu am ndaw ñi li ci ëpp comme ni ko président de la République waxee 30% des sortants du cycle fondamental maanaam xale yi nga xam dañuy dugg école jàng ba def fukki at ak benn ci biir école bi bu ñu génnee bu ñu eggee foofu ñu bëgg ñu dem defi formation professionnelle parce que gëm nañ ne formation professionnelle mooy suqali réew mooy développer réew donc loolu eggaguñ ci mais suñu kilifa yi président de la République ministre de la formation professionnelle lu ñuy wax mooy 30% des sortants du cycle fondamental ñu mën a dem defi formation professionnelle suñu objectif aussi mooy ñu gunge centre yi pour que fépp ci Sénégal ci centre de formation d'abord centre yi am mais aussi centre yi am ay offre de formation dafa méngoo ak seen économie locale donc loolu mooy suñu yéene pour que ndaw ñi aussi boo amee métier soo amul sax liggéey bul entreprise bu la jël nga def sa yëfi bopp nga ubbi sa entreprise bopp góorgóorlu entreprendre comme on l'a dit